bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala nabiyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma baad fa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yaqulu llahu subhanahu wa taala waltakum minkum ummatun yad'una ila alxayri wa ya'muruna bilma'rufi wa yanhawna anil munkar wa ulaika humul muflihun. mbokki jullit yi, ñu ngi leen di nuyu di leen wàccee seen wàccuwaay. seen bokk soxna Maam Jaara Ñang bokk ci ndey askan wi, bokk ci comité communication mooy wax ak yéen di ñëw rek pour tënkal leen li nga xam ne soxna Ndey Jóob andi na ko ci li tax sunu woote tey bii. muy woote boo xam ni daf ñu ñor lool, waaye ñu yëg ne tam ñor na askan wi yëpp. ñu bëgg nag génne benn bataaxal boo xam ni dañ koy ubbi pour képp koo xam ne suñuy kàddu mën na yegg ci yow, ngay kilifa diine, ngay mag di ndaw, di góor di jigéen, waaye di kilifa yi nga xam ne yàlla ñoom la teg responsabilité xeet wi ci seen loos ngir kàddu gi yegg ci ñoom. waaye nag ñu ngi gën a joxoñ baaraam ki nga xam ne mooy jigéen ji ñu jiital ne ko tey day yow yaa yor cëru war a taxawal lépp luy sàmm njaboot ak lépp luy sàmm ànd ak booloo ci biir société bi. kooku ñu koy wax madame le ministre Maimouna Dièye. dañu dégg ci jamono yi nga xam ni yàggul dara ay kàddu yu wax dëgg am nañ ci mbetteel, waaye nag mën nañ ni bu fekkee kàddu yi dafa jëm ci jigéenu jullit ñi dégg nañ ko bu baax, dégg nañ ko te comprendre nañ ko. ndax nag suñu jéemee lëñ bët xool ay kàddoom ba mu sës, wax dëgg dina laaj ay kàddu ak yi laaj yoo xam ne dafa lënt ci suñu bopp te ñu bëgg mu leeralal ñu ko. te mooy nii ku nekk xam na ni saxaar si nga xam ne mooy yab nit ñi deltu ginnaaw ci xalaat ci liy suqali yokkute doomu aadama, te loolu mënul jógee lu dul ci alquran ak sunna. dafa mel ni am na ñoo xam ne saxaaru soosu dafa leen fee bàyyi. tey nag dañuy dund ci société boo xam ni wax dëgg suñu sañoon saxaar bi du fi bàyyi kenn, ndax ñëpp danañu jógandoo ànd xam ne ñoo bokk benn jubluwaay, te mooy am dund gu texe ci àdduna, bokk àndaat ko ëllëg àllaaxira. mu mel ni kon kàddu yoo xam ne day jib di jëm ci wàllu nuróole góor ak jigéen, yemale góor ak jigéen, léeg-léeg sax mu dem ba lépp lu doon rafet ak taar, lépp loo xam ni doon nañu sàmmal suñuy mbatit muy suñu aada, dafa mel ni dañ koo bëgg a faxas ci suñu biir société. loolu nag su fekkee am na, waaye mu ñëw ci anam bu dañ ko séexlu sax, anamu yemale jigéen ak góor, walla sax góor bëgg a mel ni jigéen, dem ba ñu naan jigéen ci boppam bokk na ci yañ koy may muy ay sañ-sañam mooy bu ëmbee mën a dindi ëmbam. waaye tamit bokk na ci la nga xam ne moom lañ koy xëccul mooy muy diiroog mbaggu góor, dootul utati ki nga xam ne moom la ko yàlla boole loon ne ko moom day mooy sa garde corps, nga yëg ko walla nga bañ koo yëg. ndax nag ñun xam nañ ni ci biir diine islaam jigéen rek la ñu jox garde corps, te mooy góor gi nekk ci wetam nekk xawaamaam. ndax ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa, góor ñi ñoom ñooy kilifa yi, mooy kilifa responsabilité bu rëy boo xam ne moom la leen yàlla teg, ndax ñu mën a nekk ñaar ñoo xam ne dañuy mottalante. innama nisaau shaqaa'iqu rijaal. mu mel ni kon mën nañu wax ni wax ji rafet na, neex na ci kàddu, waaye nag leçon yi nga xam ne dafa mel ni moom nga ñuy jàngal am na luñ ci dégg, waaye nag déggin wi day bëggoon nañ mu gën a leer sax ci sa bopp yow ak ca ña nga jëlee, ndax dafa mel ni ba tey dese ngeen a xam société bi ngeen nekk di dund ak ngëm-ngëm yi nga xam ne moom moo fi nekk. dañ lay wax ne yow madame le ministre, wax dëgg kàddu yi nga xam ne moom nga yëkkati
kàddu yoo xam ni dafa méngoowul dara ak li projet bi di jaay nga xam ne yàggul dara sénégalais yépp moom la ñu nangu ni doyloo nañ ko pour ànd ak moom gunge ko ci li des ci sunu kanam ngir yaakaar gu rëy rëy boo xam ne jàpp nañ ne bu ñëwee dina tabax li di famille waaye dina boole waat nit ñi ñu ànd ci keppaaru alquran ak sunna mu mel ni nag danga yeggali ay message danga mel ni ndaw loo xam ne dañ laa yónni pour protocolaat yi nga xam ne tey àdduna bi yëpp ña ngi koy daje bu teyee ñu ne mëbatu la bu teyee ñu ne feneen lañ ko defee dafa mel ni lañ ca jàngat ñun mooy ne daal ndaw nga loo xam ne boo yëgeeg soo yëgul dañ laa yebal pour nga doxal leen seen yóbbante yooyu loolu nag wax dëgg ñun jigéenu jullit yi Sénégal ñun day yeewu nañ démb laata tey di ñëw te mooy ni duñu mas a ànd ci lépp loo xam ni dafay tas suñu famille daf ñuy yàqal suñu njigéene waaye day tax góor ñàkk dignitéem ak personnalité bi nga xam ne moom la ko diine jox waaye lépp loo xam ne tam dafay xañ njaboot gi ñu mën a nekk ñoo xam ne danañu jariñ seen bopp jariñ askan wi nga xam ne ci lañu bokk ndax société boo xam ne day woo góor mu nuru góor jigéen kon ni jigéen ñiy def ban place kon la ñuy amati société boobu xalaat yoo xam ne day woo góor mu bàyyi lépp lu doon cëru góoreem gi nga xam ne moom la ko yàlla dénk waaye mu ñëw du ñu wax sax wàccee boppam ndax jigéen daraam suufewul waaye nag mu wàcc àndam moom góor ñëw di buuxanteeg jigéen ci ànd bi ko yàlla teg te kenn ku nekk am na lu la yàlla féetale woon ndax moo wax ni dafa bind góor ak jigéen wuutale leen ndax kenn ku ci nekk sa doxalin bokkut ak sa bu moroom jigéen ak góor ñaari dàll la nuroo nañ lool bokk nañ lu bari lu ñuy dox waaye boo leen jaawalee dugal sa tànk ndeyjoor ci sa càmmooñ da nga xam ne juum nga te sa doxin du jub dafa mel ni nag ci loolu ngeen nekk mu mel ni réew mi ñu nekk dégg nañ ki nga xam ne moo jiite réew mi yàggul dara mu siggil ñu ñun ñëpp dem fa nga xam ne fa la wax neexee ndax léeg-léeg ñu naan nañu wax waaye wax fañ lay déggee mu dem fa askan wi yëpp daje xamal na leen ni ëpp ñu dooley alal ëpp ñu dooley ngànnaay waru la yegg ci ngeen jàpp ne askan yi dañuy deltu ginnaaw bañ ngeen di forcer loo xam ne bokkut ak seen aada ak seen gëm-gëm kenn ku nekk nañ la fonkal respecté la li nga xam ne mooy sa gëm-gëm loolu day kàddu la yoo xam ne ñi bokkut ak moom sax diine nangu nañ ko te rafetlu nañ ko ci àdduna bi yépp kon su fekkee ne loolu am na donte ne nag gis nañu ki nga xam ne moom mooy soxnaam dem na Chine def fa discours boo xam ni lañ ca doon ñaawlu ñun ñëpp mooy dugg na kàddoom ci li nga xam ne moom la ñuy wax genre te ñun day baatu genre baat la boo xam ni day daf ñu gane si jaaxal ñu xam naa soxla woon nañ ci ay tettal ak i leeral waaye soxla nañ ci bu baax bu fekkee ñeme ngeen ay jàkkaarloo yoo xam ne dañ koy def ngeen wax ñu lan mooy genre ndax ñun day xam nañ famille te famille boobu la ñu yàlla bëggal muy diggante góor ak jigéen ñu war a dund uuf seen njaboot tabax famille boobu nga xam ne mooy société bu ndaw bi su baaxee lépp baax su yàqoo lépp yàqu waaye genre de lañ xamul ndax góor la wala jigéen kon su fekkee de kàddu googu dañ koy yëkkati amaana nag ña ko ci dugal moom première dame dañu jàpp ne mooy ñiy bootu ci ginnaaw képp ku mas a ñëw rek pour jàllale seeni message waaye nag ñu koy xamal ni moom day jox nañ ko cër ndax nag jigéen la ci biir kër sëy néegu sëyam di modèle waaye tam fonk boppam ci col gi nga xam ne mu ngi koy sol mu yiw ñu ci am yaakaar te bëggoon ko lool yàgg koo bëgg ci réew mu mel ni Sénégal kon mën nañ wax ni réew mu mel ni Sénégal 95% yoo xam ne ñoo fi nekk di borom yi ngëm-ngëm di ay jullit rawatina boo xoolee ñi fi gëm ñëpp sax da ngay wax ne téeméer bu manqué ñett kese lañ ci soo tànnee téeméer bu ne kon réew mu mel noonu nan la fa nit mën a yëkkatee ay kàddu yoo xam ne dafay xeeb diine dafay gàcceel lépp loo xam ne pas-pas ak ngëb yàlla ma nga ca kon ñun dañu ñëw di feddaliwaat suñuy kàddu di wax ni dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon di premier ministre ñun day am na benn 8 mars bu fi romb ñu dégg mu wax kàddu yu sedd suñu xol ndax ñu ne dañu gëm ne nit ki li mu gëm daf ko war di wone
di ko dundee doon koo xam ne ku ci am mbégte la ci feeñal ko loolu wàññiwul dara nag ci rafetal li dox suñu digganteeg ñi ñu bokk te ngëm-ngëm te mooy delloo si waat jigéen ñi nga xam ne ñoo bootu ci ginnaawam ak ñëpp ñu koy déggal xamal ne leen ni ñun daal fi ñuy delluwaat mooy alquran te am nañu ay modèle yu mag a mag yoo xam ne yàlla buur bu màgg bi moo leen joxañ ne xool leen ci ñoom keroog bi muy joxe exemple ci ñi gëm yàlla daf ñu dóor ay misaal ci ki nga xam ne mooy Maryam bint Imran di yaayu Isa alayhi salaam mu ne jigéen ju baax la woon jigéen ju sange la woon jigéen ju fonkoon boppam la ñun de dañu gis ne fonk sa bopp sangewu toppatoo sa njaboot sore naak lool li nga xam ne yéen moom ngeen di woote woo kon tey mën nañu wax ni Sénégal ay njabootam di góor ak jigéen rawatina ñun ñii di yaay di ndeyi askan wi ñun day seexlu nañu bu baax a baax li nga xam ne ci ngeen di woote ci yàq gu ngeen nar a yàq société yàq bu ngeen nar a yàq famille te ku yàq famille desalatoo ci kaw suuf dara lu baax ndax foofu la ñuy tabaxee doomu aadama fa lañ koy mottalee kon mën nañ wax ni ñi daan woote démb ci ne dañuy xettali jigéen ñoom day sorewuñoo cuubu ndar-ndar ba ndar-ndar yi baal ma ndax dañuy wax ni bu yoree yére bu weex bu demee ba xàll da koy daal di baxa su demee ba ca kanam mu xalaat mu palmaan ko waaye benn mbubb bi rek la kon ñun comprendre nañ seen émancipation comprendre nañu seen i égalité dem nañ nag ba comprendre li ngeen di woote ne yooyu da ngeen a bëgg jox jigéen cër boo xam ne moom la bàyyi di am lépp lenn rek la mooy la ngeen doon woote woo démb ci li ñuy tuddee droit de la femme kon droit yooyu ngeen di wooteel jigéen islam ko njëkk a jox ca kanamu keroog ba nga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Voici une lettre ouverte à notre ministre, Madame Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités. Madame, les femmes musulmanes vous ont entendu. Et surtout, elles vous ont comprise. Nous avons décrypté votre discours. Madame, nous nous posons des questions. Nous nous demandons, Madame, si le train de la rupture systémique et de la souveraineté, celle intellectuelle et culturelle surtout, ne vous a pas manqué. Nous ne voulons pas penser que c'est vous-même qui l'avez manqué pour notre propre fierté, n'est-ce pas? Violence basée sur le genre, violence faite aux femmes, et la nuance là est bien entretenue. Équité de genre, inclusion, avortement, SNEC, majorité sexuelle, autorité parentale, bravo. Belle récitation. Leçon bien su. Quoi casser tiré par les cheveux dans la restitution, mais cela peut se comprendre. Êtes-vous consciente, Madame, des raisons profondes qui ont prévalu dans le choix de la dénomination de votre ministère? Êtes-vous réellement la ministre par la capacité, la profondeur du message, l'authenticité de la mission et la sincérité du discours? Êtes-vous, par l'idéal, la ministre de la famille du projet, du mouvement révolutionnaire qui a porté ce nouveau régime au pouvoir au prix du sang et de la mort? Vous faites allusion au protocole de Maputo sans avoir le courage de le citer. Vous nous parlez sans ciller, Madame, de recrudescence
sans précédent de violence, de cas de viol, d'inceste dans nos familles, de harcèlement sexuel dans les bureaux et les écoles. Walhiyazu billah, nous ne sommes plus du tout sûrs que nous parlons du même Sénégal. Un nirvana entre guillemets hétéros, où la malédiction est conjuguée au féminin. Madame, notre Sénégal à nous autres femmes au foyer, Ndeye Askan Wi, n'est pas cet enfer que vous décrivez. Évidemment, Madame n'est pas religieuse des faits. Et lorsqu'il s'agit de prouver, de chiffrer, de documenter cette horreur, ça va dans tous les sens. Les croyances, les tabous, les scrupules des victimes, tout cela nous est servi dans un débit haché, laborieux, qui en dit long sur la fantaisie de l'imagination et la fausseté de l'argumentaire. Violence morale, violence économique. Si quelqu'un y comprend quelque chose, merci de nous éclairer. Qui prive donc les femmes de leur harmonie, de leur épanouissement. Bref, avec ces mots, pour ces mots, il faudra peut-être réveiller Molière et réinventer le Larousse. Pour la gente masculine, désormais, il ne s'agira plus d'être humainement faillible. Les hommes devront être des robots programmés à la perfection, à la convenance de ces dames. Attention, Madame, vous n'êtes pas le ministre des féministes. Vous ne pouvez pas, Madame, être ministre de la famille d'une nation à 98% croyante, toutes confessions confondues, avoir un président de la République et un premier ministre polygame, et vouloir vous faire un apôtre du genre et un chantre de la cause LGBT. Non, ce n'est pas possible. Le président de la République, du haut de la tribune des Nations Unies, a assumé notre identité culturelle et notre statut de peuple de foi. Une fois en Chine, la première dame a trébuché sur le mot, par la pression sans doute, ou les contingences protocolaires, l'on le sait, mais le vocable genre sonne mal dans la bouche d'une awa voilée de surcroît. Le président de la République, après les assises de la justice, s'est clairement prononcé sur la question. La justice sénégalaise n'ira pas à l'encontre de nos valeurs et de nos croyances. Notre Premier ministre, rappelez-vous, en 8 mars, vous a renvoyé dans le Coran à l'exemple de Sayyidatuna Mariam, Sainte Mère de Jésus-Christ, pour vous exhorter à la foi et à la rectitude morale. C'est un homme de foi qui s'assume. Nous leur faisons confiance. Vous ne pouvez pas ramer à contrario de votre gouvernement. Personne, Madame, ne vous comprend, à moins que vous ne soyez un simple outil entre les mains des prêtresses de l'ombre. Le Sénégal du même élan, avec sa jeunesse, avec la dégaine magistrale de son nouveau leadership bien ancré dans ses valeurs, a définitivement tourné la page du dictat idéologique, de la théorie du genre, qui en son temps avait provoqué l'ire du pape Benoît VI. C'est un complot mondial contre la famille et l'enfance, avait-il dit. Parce qu'en fait, le leadership civilisationnel de l'Occident, du point de vue humain, est un échec. Regardez bien, Madame, les lobbies féministes qui vous entourent. Ils ont déchanté et ils savent que c'est fini. Récemment, sanctionnés par les plus grandes puissances mondiales,
États-Unis, Chine, Russie. Après des fractures sociales irréversibles dues à leurs frasques dégénérées, ils se tournent désormais vers les régimes de la main tendue, avec des ONG vers eux qui œuvrent en parallèle dans l'ombre, n'hésitant plus à saborder les États récalcitrants. Leur litanie édulcorée d'autonomisation, d'équité, d'inclusion, c'est-à-dire intégrer les minorités gays et lesbiennes, n'a plus d'oreille attentive que la vôtre. Le peuple sénégalais vibre désormais au diapason africain de la préservation des valeurs humaines universelles. Nous sommes le berceau de l'humanité. Il nous incombe solennellement de restaurer le principe de la prééminence humaine. Madame, l'Occident ne nous mènera plus sur les sentiers dissolus de la religiosité sans Dieu. Notre vieille race de féministes nostalgiques du système devront se le tenir pour dit. Nous nous marierons. Nous enfanterons beaucoup. Et nous nous aimerons nos maris à la folie. Et nous les chérirons. Et comme notre religion nous le dicte, nous leur obéirons. À vous, madame, nous disons ceci. Sur la ligne de départ du projet de transformation systémique du Sénégal, nous vous voulons à côté de nous et à équidistance de toutes les femmes du Sénégal, sans discrimination. Sachez-le, si pour la famille et l'enfance, vous choisissez l'agenda du genre, nous n'hésiterons pas une seule seconde à vous faire face et nos autorités en seront dûment édifiées et averties. Vous êtes investie, madame, d'un mandat qui nous appartient à toutes et nos droits seront respectés. Si l'ostracisme religieux et la gestion de cloisons devaient déterminer votre mandat, il faudra de rechef, madame, en prendre courageusement la responsabilité. Nous allons refaire le tour des autorités religieuses avec votre protocole de la négation. Nous allons de vive voix expliquer à nos guides religieux, à nos autorités religieuses, vos velléités d'harmonisation de notre code avec le protocole hérétique. Et faites-nous confiance, chaque mot sera soumis à la balance de la foi, Inch'Allah. Enfin, puisqu'il s'agit de s'activer, vous saurez que le Sénégal a cessé d'être la chasse gardée des coureuses de rançon onusienne. À bientôt sur le terrain. S'il plaît à Dieu, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يقول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخر الآية. خطاب مفتوح موجه للسيدة ميمونة جي وزيرة الأسرة وأواصر التضامن. نرجو لفت انتباهكم السيدة الوزيرة، إن النساء المسلمات قد سمعنك، لا سيما أنهن قد فهمنك. لقد قمنا بفك شفرة خطابك، ولدينا سيدتي بعض التساؤلات. إننا نتساءل يا سيدتي فيما إذا لم يفتك خطار التغيير المنهجي والسيادة، وبخاصة السيادة الفكرية والثقافية. لا نريد الاعتقاد بأنك أنت من فوتت ذلك الخطار، وذلك من أجل عزة النفس التي نتصف بها، أليس كذلك؟ العنف المبني على الجنس والعنف ضد المرأة وللفوارق الدقيقة أهميتها هنا، والمساواة بين الجنسين والمسائل الأخرى مثل الإدماج الاجتماعي والإجهاض والاستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين، ومسألة الأغلبية الجنسية السلطوية الأبوية. قد أحسنتم، إنه لسرد جميل، والدرس قد فهم فهما جيدا، وإن كان درسا مشوشا
مشوشا من حيث طريقة إلقائه ولكن ذلك أمر له ما يبرره. هل أنت على دراية كاملة يا سيدتي بالأسباب الكامنة وراء اختيار اسم وزارتك؟ هل أنت الوزيرة حقا من حيث القدرة وعمق الرسالة وأصالة المهمة وصدق الخطاب؟ هل من حيث المثل العليا أنت وزيرة أسرة المشروع والحركة الثورية التي أوصلت هذا النظام الجديد إلى السلطة بعد دفع ضريبة باهظة تمثلت في الدم والموت؟ إنكم تشيرون إلى بروتوكول مابوتو دون أن تكون لديكم الشجاعة لذكره. تتحدثون إلينا سيدتي دون أن يرف لكم جف عن تصاعد غير مسبوق لأعمال العنف، عن حالات الاغتصاب والسفاح أو زنا المحارم في أسرنا، وعن التحرش الجنسي في المكاتب والمدارس والعياذ بالله. نحن نتحدث عن السنغال نفسها. هل نحن نتحدث عن نفس السنغال؟ أقول السنغال ذاتها التي تسودها حالة السكينة الكلية للجنس الآخر، حيث اللعنة مقرونة بالنساء هن فقط دون غيرهن. سيدتي، إن السنغال التي نعرفها نحن ربات البيوت ليست الجحيم الذي تصفينه. من الواضح أن السيدة الوزيرة ليست متدينة في حقيقة الأمر، وعندما يتعلق الأمر بإثبات هذا الرعب وقياسه وتوثيقه فإنها تتخبط. قد حدثونا عن المعتقدات والمحرمات ووخز ضمائر الضحايا، وذلك في تدفق منقطع ومضن يدل بما فيه الكفاية على خيالية التصور وزيف الحجة. العنف الأخلاقي، العنف الاقتصادي. إذا كان هناك من يفهم هذا المصطلح فليتفضل مشكورا بتنويرنا. اللذان يحرمان النساء انسجامهن وازدهارهن. ونقول باختصار أن استخدامها هذه الكلمات للحديث عن هذه المصائب ربما قد تحتاج إلى إيقاظ موليير وإعادة اختراع قاموس لاروس. نرجو الانتباه سيدتي، أنت لست وزيرا للنساء المدافعات عن حقوق المرأة فقط. لا يمكنك يا سيدتي أن تكوني وزيرة لأمة 95% من سكانها مسلمون، ولديها رئيس جمهورية ورئيس وزراء متعدد الزوجات، وتريدين أن تجعلي من نفسك رسولا للمساواة بين الجنسين ونصيرة لقضية المثلين؟ لا، هذا غير ممكن. لقد أكد رئيس الجمهورية من على منبر الأمم المتحدة هويتنا الثقافية ووضعيتنا كشعب مؤمن، إلا أنه في إحدى المرات في الصين تعثرت السيدة الأولى في استخدام الكلمة، ولا شك أن ذلك جاء بسبب الضغوط أو بسبب ظروف بروتوكولية طارئة لا نعلم، لكن عبارة المساواة بين الجنسين لا تبدو لائقة على لسان زوجة أولى لرجل تزوج باثنتين، علاوة على كونها محجبة. وفي أعقاب المشاورات الرسمية حول القضايا أدلى رئيس الجمهورية ببيان واضح حول هذه المسألة، وقال إن القضاء لن يتعارض مع قيمنا ومعتقداتنا. وتذكري أن رئيس وزرائنا أحالكم في 8 آذار مارس إلى مثال السيدة مريم أم سيدنا المسيح عيسى بن مريم في القرآن الكريم، وكان الهدف من ذلك حثكم على الإيمان والاستقامة الأخلاقية. إنه رجل مؤمن ويتحمل المسؤولية المرتبطة بذلك، نحن نثق بهم. لا يمكنك أن تسلكين طريقا معاكسا لطريق حكومتك، هذا غير ممكن. لا أحد يفهمك يا سيدتي. يبدو لنا أنك مجرد أداة في يد كاهنات الظلال كما نقول. إن السنغال وهي على نفس قوة الاندفاع التي تنتاب شبابها وبفضل الدرس البارع الذي يتأتى من قيادتها الجديدة والراسخ في قيمها قد طوت صفحة الإملاءات الإيديولوجية الماسونية ونظرية المواساة بين الجنسين بشكل نهائي. ذلك لأن دور القيادي الحضاري الغربي أثبت فشله من وجهة نظر إنسانية. ندعوك إلى إلقاء نظرة فاحصة على اللوبيات النسوية التي تحيط بكم. إنها تشعر بخيبة الأمل وهي تعلم أن الفيلم قد انتهى. فالنداءات التي تطلقها هذه اللوبيات للمطالبة بالتمكين والإدماج، دمج الأقليات المثلية والمثليات، لا تجد آذانا صاغية أكثر من آذانكم. إن الشعب السنغالي يهتز من الآن فصاعدا على النغمة الأفريقية للحفاظ على القيم الإنسانية العالمية. نحن مهد الإنسانية،
ومن واجبنا الرسمي أن نستعيد مبدأ سمو الإنسان. سيدتي، لن يقودنا الغرب بعد الآن إلى دروب التدين الملحد المتهتكة. سيتعين على سلالتنا القديمة من النساء المدعيات بالدفاع عن حقوق المرأة والتي تحن إلى النظام السابق أن تتأكد من شيء واحد، وهو أننا سنتزوج وسننجب أطفالا كثيرين إن شاء الله، وسنحب أزواجنا وسنعتز بهم وسنطيعهم كما يمليه علينا ديننا. فشعارنا هو إعادة تعزيز البيوت الزوجية وتوفير الحماية للبنين والبنات. سنشات نيو سي بوك نجبوت. إليك يا سيدتي نقول هذا، إنه في خط البداية لمشروع التحول المنهجي للسنغال، فإننا نريدك أن تكوني بجانبنا وعلى موقف محايد تجاه جميع نساء السنغال دون تمييز. وهنا تأخذ الكلمة معناها الكامل. وليكن معلوما لديكم أنه إذا اخترتم للأسرة والأطفال أجنة المساواة بين الجنسين فلن نتردد لحظة واحدة في مواجهتكم، وسيتم إبلاغ سلطاتنا وتحذيرها كما ينبغي. أنت مكلفة بمهمة تخصنا جميعا وستحترم حقوقنا جميعا. قمنا وسنقوم أيضا بجولة في بيوت المشايخ الدينية مع البروتوكول الخاص بك، وسنشرح لهم رغبتك كوزيرة في التوافق مع أجندتك. وبما أن الأمر كله يتعلق بالتحرك، ستعرفين أن السنغال لم تعد حكرا على أولئك الذين لا يهمهم إلا كيفية الاستفادة من الأموال المقدمة من الأمم المتحدة. سنلتقي بكم قريبا على الساحة إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. المنصة الوطنية